salaamaaleykum mbokk yi juróom benn waxtu tegal na fanweeri minute ñu indi leen xabaar yi nga xam ne nii ñoom la ñu fi taatane xabaar yi li ci gën a fes moo di tawat ji di covid 19 tey ji lu tollook juróom fukki doomu aadama ak benn jàpp nañ ne am nañu doomu jàngoro ji ci lim boo xam ne itam junni la ak téeméer ak juróom benn fukk ak benn bu ñu doon seet ndax am nañ ko waaw mbala déet bañ demee bu si cappaandaw ji juróom fukk ak benn yooyu lañ gis incha allah dinañ ci indi ay leeral ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye mi nga xam ne nii moo ci doon janoo ak way taskat xabaar yi li ñu gis ni itam ñi nga xam ne ñoo doon jëwriñ ñi toppatoo lépp lu jëm ci wàllu cet geek xay geek mbalit mi ñoo ko sos ngir am ay barab yoo xam ne ni fa la ñuy yóbbu mbalit mi ngir gën a mën a yombal itam dajale gi ñu koy dajale oto yi jaar fa itam di ko jël ngir kenn itam bañ di tasaare mbalit mi foo xam ne nii daanaka dinañ ci am lu dëppoo wala lañ ci bëgg ba tey ci wàllu xabaar li nga xam ne moo doon dund gi ñuy jagleel askan wi te itam covid 19 waral ko ñu ngi wéy di ko yóbbu bato yi nag ak li nga xam ne nii moo doon camion yi rawatina camion yi ñam bañ jël nañ ko di ko yóbbu ci yenn diwaan yi fu ci mel ni diwaanu Ziguinchor incha allah Abdoulaye Sinkare dinañu indil ay leeral ci la nga xam ne nii moo doon yegsi gañ fa yegsi ak itam séddale ga ñu koy séddale ak kilifa yi nga xam ne nii ñooy taxawalu ni mel ni ñu ko wax ci bopp xabaar yi lu tolloog juróom fukki doomu aadama ak benn jàpp nañ ne ba ñu saytoo seen wàllu wér-gu-yaram ci covid 19 am nañu doomu jàngoro jooju loolu nag bokk na ci lim bu yaatu boo xam ne ni junni la ak téeméer ak juróom benn fukk ak benn ba ñu demee nag ba seet ñooñu ñëpp juróom fukki ak benn lañ ci sepp ne ñii kat ñoom am nañu doomu jàngoro ji fokk ñu saytu seen wàllu wér-gu-yaram lu tolloo ki itam fukk ak juróom benn ñu nekkoon ca lal lopitaan yi itam am tawat jooju fi mu nekk nii wér nañ ba dellu seeni kër ñu teewlu ci docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye mi directeur général bu santé. ci bésu tey bii di alxames di fanweeri fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et l'action sociale jot na résultat yii ci examen virologique yi ci junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak benn ci test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom fukk ak benn dellusi nañu am doomu jàngoro ji yooyu nag ñu ngi tëddee nii ñeent fukk moom la ñuy wax contact yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi ñoo leen di saytu fukk ak benn moom la ñuy wax transmission communautaire ñu ngi leen di gis ci diwaan yi benn ca Mbao benn ca Maris juróom-ñett ca Touba Mbacké benn ci ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital ñu leen di faj fukk ak juróom-ñeent biñ leen saytoo gisatuñu doomu jàngoro ji ci ñoom wër nañu ñu ngay jógee ci bëju forikaay yi ñuy wax dalal jàmm juróom-ñaar wër nañ fa Touba juróom Ziguinchor ñett Fann 3 ñett Diamniadio benn ñaari cas grave ñu ngi ba tey suñu service réanimation yi ca hôpital principal ak ci hôpital Fann ñi nga xam ne ñoo fa tëdd des fa seen wér-gu-yaram mi ngi ànd ak tan ci bésu tey bii ba mbas mi ñuy wax covid 19 duggee ci suñu réew ba léegi am nañu juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett yoo xam ne dañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent wër nañu juróom-ñeent génn nañu àddina benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon ñu dese tey ci ñu ñuy faj juróom téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ministère de la santé et l'action sociale mu ngi dooleeti di ñaax askan wi ñu gën a topp digtal yi nga xamante ne bu ñu ko defee kenn du am doomu jàngoro ji duñu ko wàllante mbas bi ñu naan covid 19 génn ba faw ci suñu réew bi tudd Sénégal. kooku di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye di directeur général bu santé ci xeex gi ñuy xeex balaa bi nga xam ne itam moo doon covid 19 moo waral lu tollook 2 milliards ci suñu kopparu réew ñu jël ko def ko ay jumtukaay ak matériel boo xam ne ni yére yu ak jumtukaay yu waa Kër Docteur di liggéey la loolee nag ba mu yegsee kilifa yi nga xam ne ni ñoo ko doon daarul ak itam di teerul jumtukaay yu nu mel daanaka am na taxawaay boo xam ne itam taxaw nañ ko ngir gën a soññ itam seen bopp ak ñañ ko seqal ci liggéey bi nga xam ne ni moo doon itam li gàddu ci seen ndodd ñu teewlu ci Omar Diaw.
magasin bu fees dell ak i carton ay jàmbaar di leen gàddu ngir yëpp leen ci ay camion wala yeneeni oto yu ndaw waa kees yi ana lan moo si nekk. matériel bi ay équipement de protection individuelle complet la dina yegg ci ñoom dans les 48 à 72 heures. matériel bi daal bëri na ay masque yu wute ay thermoflash ak i blouse yoo xam ne benn yoon lañ leen di jëfandikoo ràññee nañ ci tamit ay épi mu di combinaison yooyu di aar lii yëpp nag am na njëg. commande bi jege na $2 milliards. te du matériel bi jëmul rek ci centre de traitement centre yi ñuy fajee maladie c'est normal ñuy am ay jàmbat mais jàmbat yooyu mu ngi am tontu ci lii ñu teewee ñun ñëpp tey. li ministère de la santé bëgg nag moo di fexe ba aar ñii di fajkat yi ndax bu ñu leen sàmmul dootuñu mën a toppatoo maladie ndax ñoom ci seen bopp dañuy tëdd. il faut que ñu protéger l'ensemble du personnel de santé donte protection bi ñuy jox yenn personnel de santé bi ak ñi nekk ci biir centre de traitement yi bokkul mais suñu mbébét ci ndigalu ministre de la santé mooy fexe ba personnel de santé fu mu mënti nekk mu am protection. directeur de cabinet bi nag gërëm na ñoo xam ne duñ leen faral di gërëm waaye ñu am taxawaay lañu ci xeex bi. muy technicien de surface yi muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci jardin yi muy ñi nga xam ne ñoo nekk aussi di dawal ambulance yi paramédicaux yi médecins yi pharmaciens yi chirurgien dentiste yi professeur de médecine yi di profité di leen féliciter di leen encourager di wax ne xeex bi xeexu ñëpp la. booloo ngir mën dëgëral taxawaay bi ak xare bi ñu door ak Covid bi loolu bokk na ci lu ñu mën a njort ne mooy maye ndam. jërëjëf Omar xeex boobu sax moo waral ñi nga xam itam ñoo yëngati ci wàllu dem ak dikk nekk itam ci oto yi ñoom ñu am lu toll ak $7 milliards yoo xam ne jaglal nañ ko seen pàcc boobu jëwriñ ñi nga xam itam moo leen jaboote ba nga xam ne nii ma ngay indi loolee doon ci am waxtaan yoo xam ne seq na ko ak ñam ko ci war a seqal ñu teewlu ci Youssouf Kaba. transport terrestre bokk na ci secteur yi gën a impacté ci mbas mi loolu sax moo indi nguur gi mu dugal loxoom ci secteur bi moom sax dina joxe lu ëpp $7 milliards ngir jàppale acteur transport. montant boobu mu ngi toll ci $5,250 millions ñu xool nag nan la ñu koy tey ci sunu ndaje bi ñu doon xool nan la ñu koy répartir ci secteur bi loolu moo nekkoon solo ndaje bi gannaaw bu ñu leen rappeler nag wax dëgg taxawaay thème bi ñu war a am pour xeex ba nga xam ne jàngoro bi du jaar ci secteur du transport pour law ci Sénégal. alors ni ñu ko répartir mooy déjà wax nañu ne transport ñaari segment yi mooy transport urbain ak transport interurbain. transport interurbain mooy bi ñuy def dëkk ak dëkk boobu dañ leen jox 450 millions de francs CFA par mois maanaam chaque weer dañ leen di jox 450 millions 400 millions yi dañ koy jox opérateurs yi 50 millions yi jagle ko ñu doon yëngatu ci gaar yi. transport urbain bi ñaari acteurs yu mag ñoo ci am mooy AFTU ak Dakar Dem Dikk ñooñu dañ leen di jox Dakar Dem Dikk dañ koy jox 600 millions par mois AFTU ñu koy jox 500 millions par mois loolu pour jàppale leen ci carburant ak yenn frais fixes yi comme charge salariale yi nga xam ne dañ koy fay pour mun leen a gunge ci seen liggéey. taxes yi nga xam ne dañu nekk taxi urbain ñoom it jàppale nañ leen 100 millions. Njaga Njaay ak AFTU yi ak Njaga Njaay ak car rapide yi nga xam dañuy ñëw ànd ak AFTU di liggéey ñooñu tamit jox nañ leen 100 millions donc booy xool weer wu nekk ci secteur bi dinañ leen jàppale $1,750 millions pour jàppale ko ñi nga xam ne ñoo ciy yëngatu pour impact bi nga xam ne maladie bi am na ko mu xaw a wàññeeku tuuti ci ñoom. ndimbal bu am solo ndimbal bu mën a wàññi coono bi nga xamante ni acteur transport yaa ngi koy jànkoonteeg bés bu nekk. dañ koy rafetlu di leen sant di leen gërëm ndax as gor du ne awma mosuma lay wax mais bu fekkente ne li ñuy séddale bàyyi nañ ci xel te ñëpp lañ yemale ñëpp acteurs yëpp a nga toog déggandoo ko dañ ci rafetlu di sant borom réew mi di sant waa réew mi ndax kenn ku ci ne fi mu toll ku yóoxu rek da ngaa ñàkk jom. lu yéenam ëppoon na loolu yéenam annoncé woon na 24 milliards waaye nag comme lu ñëpp bokk la aussi loo ci am da nga ciy sant yàlla te tam dañu nekk ci phase xeex phase guerre pour que éliminer feebar bi nga xam ne moo leen réew mi. kon du lu ñuy xëccoo du lu ñuy bëgg itam la ñu perte lépp ñu dabu ko mais quand même góorgóorlu na bëggee na ci $5,250 millions yoo xam ne nii jëmale na ko ci transport. ndaje bi acteur transport terrestre ñi ko teewee waxtaan nañ ci bu baax ci li nga xamante ni mooy clé de répartition loolu sax ñi ko teewee nangu nañu li nga xamante ni moom lañ fa tëralee ngir bénéfice secteur bi. jërëjëf Youssou
jëwriñ yi nga xam ne ni ñoom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njënd ak njaay ñoom ñooy saytu itam li nga xam ne nii moo doon wàllu njaay mi ak ñam yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ndax loolu sell na ba ñu mën koo jëfandikoo waaw mbala déet léeg-léeg itam dinañuy dem di xool lu ni mel ca barab yañ koy jaay am na nag luñ ca gis ne am na ci ayib ba ñam yoo xam ne kenn war leen a jëfandikoo loolee nag teg nañ ci loxo ñu teewlu ci jëwriñ ji nga xam ne moo doon Aminata Assome Diatta ci micro li Philippe Sagna. marché bi mu ngi dox produit yi ñu soxla yépp mu ngi ci marché bi ci quantité bu doy ak njëg ju abordable di rafetlu liggéey bi nga xamante ne président association yi def nañ ko association commerçant yi def nañ ko ci wàllum sensibilisation seen membre ndax loolu bokk na ci li tax prix yi mu nekk ci ay njëg yu abordable loolu mu nekk loo xamante ne ñu ngi koy rafetlu di wax ni boo xoolee balaa feebar bi dugg ci Sénégal ak tey ji prix yi fa newoon daal ñoo fi ne ba léegi donc loolu ñu koy rafetlu bu baax a baax di leen ci encourager di wax ni jot nañoo def lu tolloog 7,000 visite ak lu topp ñu daal di retirer ci circuit yi ay produits lu toll nu 100 ak juróom-benn tonne ci produit yoo xamante ne waruñu ko jaay ci marché bi ñu retiré ko donc wax ni rek ministère du commerce ay services am ñu ngi ci marché yi di xool di saytu dundun gi di xool ndax ñu ngi appliquer prix yi te ñin ñaax tamit askan bi bu ñu gisee loo xam ne jaarul yoon rek ñu daal di ñu ko wax bu ko defee ñu mën a appliquer lépp li nga xamante ne loolu la yoon wax. 5 tonnes ci loo xam ne nii daanaka drogue la mbaa lu ñuy tux mbaa mu doon aw ñoll moom la ñi nga xam ne nii ñoo doon soldats yi jaar itam ci géej gi te kay wattu ñu leen di wax itam ay commando marin ñoom la ñu teg loxo ñoom nag ca diwaanu Ziguinchor la ñoo xam ne nii loolu ci lañ nekkoon di ci yëngu ñoo yi nga xam itam dañu leen koy tere te itam di sàmmonte ak li nga xam ne nii itam moo doon tere googee ñoo jëfalanteeg ñoom ba teg ci ñoom loxo ñu teewli ci li nga xam ne nii moo doon ay leeral yi ci Moussa Mané indi. gaalu Fuladu bu marine nationale mooy xëcc bi voilier jëlee ko nag ci biir géej ga mu mel ni lenn loo xamante ne saa su ne dañ koy gis fii ci marine nationale waaye nag image bi nag day wone beneen image boo xamante ne nit ñi xëy na foogewuñu ko patrouilleur bi nag daanaka dafa arrêté voilier bi ci biir géej gi nag opération bi ñu ko mëne ñooy waa commando marin ñoom nag ñu ngi koy amee ci guddi 27 avril ba 28 avril bu 2020 ci biir géej mu mel ni opération bi tax na ba ñu teg loxo ñetti nit ñaar yi nag ñu ngi dëkkee ci Colombie kenn ki mu ngi jógee ci Espagne ci seeni bagage nag ci biir kaal yi nag fekk nañ fa lu toll 5 tonnes 145 kilogrammes bu drogue loolu nag boo ko xaymaayee nag mu ngi toll ci ay 173 saaku yu am 30 kilos bu chanvre indien cargaison bi nag biñ ko wàccee fii ci marine nationale daanaka teg nañ ko ci bërëb boo xamante ne bu sûr ci kàddu autorité yu marine nationale ci jamono bi nga xamante ne dëkk bi mu ngi jàkkaarloo ci Covid-19 marine nationale moom jógul benn ci liggéey bi nga xamante ne da koy def saa su ne maanaam taxaw ngir aar géeju Sénégal rawatina li nga xamante ne moom la ñuy amee ci biir géej gi te ñu ngi koy tuddee ay ressources halieutiques. jërëjëf Moussa ñeneen ñoo xam ne itam am na lu ñu teg loxo mooy ñi nga xam ne ñoo doon njabootu njëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu alam bi environnement ñoom nag dañoo dem ci yenn barab yi nga xam ne dañ fay jaay loo xam ne dañu koo tere ay jamono ngi nii mu nekk ay mbuus ak leneen loo xam ne itam dafa xeetoo ak moom loolee nag ndefam ndigal loo xam ne dañu koy tere ñoom ñu jëfandikoo ko ñooñu itam dem jëflante ak ñoom ñu teewli ci Lamine Touré. opération bu rëy la li nga xam ne mooy direction de l'environnement amal tey jii jëmale ko ci grande surface yi ñuy saytu li nga xam ne mooy tolluwaayu loi sur le plastique fii nag ci foire am na ay saisie yu am solo yi nga xam ne def nañ ko ci barab bi lu ëpp 1 million perte nañ ko fii ci produit plastique yoo xam ne loi bi tere na ko. dañ doon dugg pour xool ndax nit ñi respecté nañ ko waaye biñ duggee gis ne nit ñi respecté wuñ ko kuñ fekk nga yor produit ñu saisir ko ànd ceeg waa gendarmerie def nañ ay grandes surfaces yu bëri ci Dakar waaye bu loolu weesoo monsieur le ministre dafa wax gouverneur région yi ne leen xam nañ ne tey kenn ku nekk yaa ngi xeex corona suñu lépp ci liñ ko jëmale waaye état day continuer di fonctionner moo tax bi loi bi entré en vigueur monsieur le ministre yónnee na bataaxal gouverneur région yëpp mu ne leen dafa bëgg kenn ku nekk ci xeex bi nga xeex corona boo ci amee pàcc boo xam ne war nga koo mën a jébbal plastique bi muy loo xam ni di nga ci ànd ak waa commerce ànd ceeg force de défense et de sécurité yi
ànd ceeg service environnement pour ñu xool nan la ñuy visiter marché yi nan la ñuy visiter boutique yi nan la ñuy visiter képp koo xam ne da ngay jël plastique di ko dugal. sàmm jëm ca marché Tilène lu mel ni assiette gobelet couvercle plastique teg nañu loxo ci ay marchandises yu bare li nag mu ngi amee gannaaw ba loi bi duggee te ñu fas yéene ko doxal. ndax loi bi dafa am ay daan yu mu teg yii mën naa dem bañ laax la jant bi yi ci des mën nañ laa daanu xaalis boo xam ni mën naa dem sa bañ tëj usine bi koy defar donc ñi ngi ñaan ñëpp di leen sensibiliser di wax ne alternative yi nga xam ni def nañ ko muy wàllu mbuusu craft yi nga xam ni tey kenn ku nekk mën nga koo utiliser muy loo xam ni mën naa dem tey boutique ba wàññeekuwaat ñun ñëpp ñu jël ko donc ñuy ñaan ñëpp lu jëm ci wàllu mbuus yi ak yu xeetoog moom ñu def ko. ca ministère de l'environnement et du développement durable li nga xam ne moom la ñu teg loxo tey ji wane nañ ko kilifa yi fi nekk ñu fas yéene taxaw tem ngir wéyal li ni mel fépp ci réew mi. ci wàllu cet googu ak xay googu itam ak cellal googu moo waral njëwriñ ji nga xam ne moom lañ ko dénk ñoom ñu am loo xam ne itam taxawal nañ ko ci yenn barab yi mu nekk ay màdd yoo xam ne dañu fay dajale mbalit mi ba mbalit mi bañ a saaw bu ko defee itam oto yi fekk leen foofu waroñ leen yóbbu leen fañ ko war a yóbbu ñu teelu ci Issa Thioro gi moom dafa gëm cet surveillant de dépôt la tamit li nga xamante ne mooy objet de travail mooy lii ñu duppee point de regroupement normalisé bi ñu installé fii ci Fass Delorme te li ko tax a jóg mooy xeex jallu mbalit yi nga xamante ne fu nekk na leen di gis pour Cheikh nag li ñu sanc fii point de regroupement normalisé bi dafa jot. 7 heures dina ma fekk fii ba 15 heures am na ku may relever ba 20 heures kooku am na ku koy relever fanaan chaîne bi continuer mais daal ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla tamit lii jëm kanam parce que bañ ko waree def yàgg na. ca Fass Delorme lii di point de regroupement normalisé bi dafa intéressé ñëpp ndaxte avant ñu doon sanc lii di point de regroupement normalisé bi précollecte bi ak collecte ordures yi ni ñu ko organisé woon daal demewul noonu. buñ fi fekkul kenn dañu ñëw tuur fi mbalit bi dem wala ñu ñëw sànni fi ay xar mais léegi yooyu amatul. tey jii nag ci lii Kiné Yatara wax lépp changé na. macha allah dañuy ñëw dugg ubbi tuur suñ paree tëjaat set na am na hygiène am na sécurité vraiment. ministère hygiène publique nee na dinañ ci installé biir Dakar lu tolloo juróom fukk objectif bi mooy tamit fexe ba ñu sanc ko fépp ci Sénégal waaye it xeex li nga xamante ne mooy dépôt sauvage yii di am ci gox-goxaat yi. ci phase initiale bi fukk ak ñeent lañ ci installé ci yenn quartier yi Dakar bëgg nañ ci dolli juróom fukk Dakar ensuite bëgg nañu aussi seet ci biir région yi à l'intérieur du Sénégal ñaata lañ fa war a installé mais suñu objectif daal mooy ñu def ko ci territoire national bi yëpp pour mu mën a servir sénégalais yi. ñu sanc fépp ci Sénégal ay point de regroupement normalisé loolooy logique gu zéro déchet ci biir logique boobu ñu changé bu baax lii di Sénégal loolu la autorité yi yore ministère hygiène publique bëgg di ko doxal ci terrain bi. jërëjëf Issa jëwriñ ji nga xam ne mën lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan mi ngi woy di nimmi ko ak njabootam ci jamono yi tawat yi nga xam ne moo doon Covid 19 ndax léeg-léeg itam seeni yëngu dañu koy teg ci suuf ñu teewli ci Fatou Diouf. Xumaan ci studio bi la dalal ganam kii tuppee boppam ambassadeuru artistes yi nga xamante ne mbas mi di Covid 19 dafa yàq seen liggéey rappeur bi am mbégte lool ci teewaayam. waaye dafa am ñeneen ñoo xamante ni ci loolu la ñuy yëngu képp koo xamante ne yaa ngi technicien képp kuy technicien de scène képp koo xamante ne yow yaa ngi si liggéey si audiovisuel caméraman preneur de son ñoom ñëpp ce sont des gens yoo xamante ne dañu am seen famille te seen i famille itam si ñoom lañu yaakaar pour dund donc bu ñu nee impact bi ñun ñëpp dañuy yëg impact boobu donc tey jii nii bu nu ministre seet kon moom président moo ko yónni pour mu seet si itam mbokk yi nga xamante ne ñoom ñooy ñu nekk ci wàllu musique wàllum culture wàllum lépp luy jëm ci cosaan ak aada ak caada donc ça nous fait plaisir visite bi am fi mu gis tamit ne peut-être que ni bëriwuñu ay yenn moyens waaye lu mu néew lu mu tuuti ñun itam ñu ngi jéem a jàpp ci liggéey bi. concert yi tournée yi ñu waroon def bitim réew festival yi
album yi ñu waroon a génnee lépp la ñu teg ci suuf ñu nara ñàkk ay koppar yu takku waaye teewul ñu jàpp ci xare bi ngir xeex coronavirus. peut-être amuñu yenn capacité pour defar masque yu bëri waaye li nga xamante ne lu mu néew ne mooy comme am na ay xale taalibe yu faral di taxawal ci koñ bi ñoom la ñuy faral di jox masque yi le plus souvent donc bu ñu ministre bi commandé yeneen masque dañuy kontaan ci loolu. ba mu tëjee ëpp na weer tey Prince Art ubbiwaat ay buntam ngir dalal jëwriñ bi yor wàllum caada fii liggéey bi dafa tàggatémbe mu nar a jur ay jafe-jafe yu métti lool ci jamonoy mbas mi. si Prince Art aussi dañu ñun yëpp suñu activité yi dañ ko dakkal depuis bi ñu waxee ne rassemblement dañ ko interdire donc ñu annuler suñu programme yëpp ay seen petit gàllek ay seen petit jeunes yi ay suñu enregistrement wu artistes yi concert yi ni amoon yëpp dañ ko dindi loolu mu représenté xaalis bu bari ndaxte entreprise la ñun on a choisi d'être dans le formel. donc ñu nekk entreprise bu fi ne bu ñëpp xam aussi bi produire artistes yu bari buy contribuer vraiment fortement ci activité wu musique wu Sénégal et je pense pas que am na entreprise aujourd'hui au Sénégal bu gën a mag Prince Art par rapport ak la musique donc. Abdoulaye Diop seeti na tamit ki nga xamante ne mooy Baaba Maal ca résidence am ba nekk ca yenn njiitu daane Lenol bég lool ci dalal ko ci diwaanam. ndax may rafetlu lool le ministère de la culture ministre bi ñëw ñu wettante ci xalaat ku ni mettiwul da nga dundul loolu donc metti na ci artiste rawatina rek ñun ñi nga xam ne ñun ñooy responsable ñoo xam ni dafa bari ñu yaakaar partout ci biir réew mi parce que li ñuy liggéey dootul Baaba Maal rek ak orchestre am dafa bari ñu tegu ci orchestre bu Baaba Maal ñoo xam. dinañ ñëwaat di xool sous secteur yëpp tey dara yëngugul mais incha allah si ay moment yu ñëw sous l'égide du président de la République nañ mën a xool naka lañ mën a def ñu xam ne tam ñu massaleen lu am parce que ñoom tam seen activité yu bëri. 2020 atum jafe-jafe lay doon ci acteurs culturels yi ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàllu musique ay téeméeri millions la ñu nar a ñàkk ci crise sanitaire bi waaye nag am nañu yaakaar bu baax jot seen wàll ci fonds force Covid 19 bi nga xam ne njiitu réew bi moo ko taxawal ngir jàppale leen su ko defee ñu mën a suqaliwaat seeni yëngu-yëngu. jërëjëf Fatou dund gi nga xam ne nii moom la ñuy séddale ngir mën a itam te jàppale askan wi ci li nga xam ne nii moo doon tawat ji ak jafe-jafe yi nga xam ne moo ci juddoo daanaka am na bato yoo xam ne ñi ngi woy di génn di itam dem ci yenn barab yi lu ci mel ni diwaanu Ziguinchor bato yegg na fa mbaay itam sax li nga xam ne moo doon dund googu nga xam ne toll na ci 3 junniy tonnes yebbi nañ leen foofee ñu teewle ci ki nga xam ne moo doon Abdoulaye Sinkare. ginnaaw bi ay camion indee lu tolloog 1 000 tonnes ceeb fii ci Ziguinchor bato bii di Djilor indi na tey lu ëpp 3 junniy tonnes Kosama mi joxe bato bi loolu mooy participation am ci xeex bi ñuy xeex Covid 19. bu ñu tollee ci situation bu mel nii mu am pandémie bu toll nii population bi bëgg ñu jàppale ko état bi am loo xamante ni daf ko bëgg a teg ci loxo population bi Kosama bu ci amee lu mu ci war a indi te mu mën ko def da koy def de manière gratuite. laajuñu ci état du Sénégal dara dañuy ñëw pour jàppale ko pour mu mën a indi ceeb bi indi ko ba ci pooru Ziguinchor léegi bu ko indee ci pooru Ziguinchor autorités yi jël ko teg ko ci loxo ñu ko war a jox. ci communes yi ak ci quartier yi ñu ngi wéyal ciblage bi ci commune Ziguinchor 25 benn quartier yi ku nekk am nga sa sous comité pour gën a mën a xam ñan ñooy bénéficiaires yi. Ziguinchor fii ñu xam ne ñoo ngi woon ci registre national unique bi ñu ngi woon ci 15 000 et quelques 15 563. ñoo nekkoon ci registre national unique donc ñun gouvernement bi ci suñu ay kii yokkal nañu ci 5686 mooy daanaka ñoo xam ne ñoo war a am ci ndimbal boo xam ne moom la état bi di joxe tey ñu ngi ci 21 249 ménages yoo xam ne ci biir commune bi la nekk. ñetti département Ziguinchor yi war nañu séddoo lu tolloog 6 junniy tonnes ceeb. ak ay téeméeri tonnes ci yeneen denrée. jërëjëf Abdoulaye dañuy des foofu ndax ci diwaanu Ziguinchor ndax kaltum gi itam moom dem na ci marché bu xool itam ndugguma ak li nga xam ne itam moo doon jamonoy koor gi nan la marché ba itam ndax neex na waaw mbala déet ñu teewlu ko. si marché Saint-Maur bu Ziguinchor nag table légumes moom ñi ngi fees dell ki ay ndugg yu rafet te daal di bari. ndugg am na am pagaay waaye doxul xoolal lii yëpp bagage la lii yëpp ay ndugg la macha allah waaye doo ñeme sax. jël ndugg moom am na waaye ñu koy jënd ci boppam sax lañ gisatul parce que soo waxee rek ñu ne corona bi.
feebar bi di coronavirus nag moo waral lu ni mel ci weeru koor wu sell wi nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jaaykatu légumes yi ñoom ñi ngi am jafe-jafe ngir nag daal di jaay li nga xamante ne moom mooy seen marchandise. bagage bi Dakar lay jógee waaye bagage yi dafa seer koor bi du dem boo jëlee bagage gis nga place bi nu mu mel boo indee da ngay jaay ba sonn bagage yi génn wala yëpp day yàqu liggéey bi ren baaxul liggéey bi demul baaxul da ngay indi bagage nga xam ne ay 200 000 nga teg ko sa place nga jaay ba pare ay ñaar fukki junni sa doo ko am sa bagage yëpp dee seey dara amul liggéey bi demul normal wul. loolu sax moo tax ba li nga xamante ni mooy yenn produits yi ñoom seeni njëkk dafa yokku. ndugg yi am na yu yokku am na yu wàññeeku parce que gis naa fi carotte xaw na manqué carotte je sais pas mais am na mais carotte moom xaw na manqué ndugg bi yokk am na yu yokku am na yoo xamante ni yokkuñu ko. suñ demee nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jaaykatu jën yi itam même situation bi lañ fay nemmeeku ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jëndkat yi kenn gisu leen. marché bi am na jënd fan yii moom kay tane na moom waaw wante jën bi seer na de jën bi moom kay seer na lool waaw am na wante dafa seer. bu nekkee ni légumes yi ak li nga xamante ni moom moo di jën yi ñoom seen njëkk dafa yokku lii di yàpp bi nag moom prix bi gis nañ ni dara soppeeku ci. non yàpp bi yokkuwul ba tey fu mu nekkoon mu ngi foofu ndax dëkk bi doxul ba tey mu ngi foofu 3000 yokkuwul wàññiwul. marché bi naam am na li nga xamante ni moom moo di dugg waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jëndkat yi ñoom la kenn gisul ak nag coronavirus bii nii marché yi nag dañ leen di tëj bu fukki waxtu ak ñeent ci bëccëg jotee. lu ni mel nag dina am ay jafe-jafe ci ñi jaay waaye itam ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndugg. jërëjëf Kaltoum Gueye géyeen bi moom moo demoon ca marché boobu doon xool itam njëg gi nan la demee foofee loolu daal mbokk yi moo doon la fi du son ci àll xabaar dëppoo liñ ci loon ci àll waxtu li ñuy def moo di leen ñaanal gàllam ci géej bi xew